talibés. J'étais venu pour l'aventure, j'ai vu les talibés. Alors j'ai connu Saint Touba déjà, mais ça oui. C'est faire trop. Et après, naka la Sëñ Tuubaa duggee sa xol. Naka, Saint Touba. Duggee sa xol. Beaucoup de choses, hein. Oui, tu peux le dire en français. Oui, je préfère le dire en français. Oui. Comment tu perçois ça? Déjà, il m'a donné la foi parce que je ne croyais pas en Dieu. Si j'avais pas découvert Saint Touba, je n'aurais jamais cru en Dieu. Déjà, pour commencer. Voilà, en plus de ça, après, le fait d'avoir la foi, ça donne beaucoup de... Ça apporte beaucoup de choses, quoi. La paix du cœur, la sûreté de soi-même, avoir un but, œuvrer pour l'islam, œuvrer pour Saint Touba. Puis bon, entre beaucoup de talibés, bon, on va faire vida faner, quoi, entre nous. Il y a le sens du partage, on partage les mêmes choses, on évolue ensemble. C'est intéressant. Peut-être c'est ça qui manque l'Europe ou bien C'est ça qui manque partout, hein, en Europe comme en Afrique, hein, parce que tout le monde a besoin de Saint Touba. En Europe, il y a beaucoup de problèmes, en Afrique, il y en a beaucoup. Partout, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'aucune société n'est basée sur la foi. Tant que si une société n'est pas basée au départ sur la foi, ça ne peut pas marcher. Et Sëñ Touba, comment il a pu résoudre ce problème d'après toi? Comment il a pu... Bon, avec tout le courant colonialisme et consorts jusqu'à l'événement 1885, lorsqu'il commençait à y voir faire. Sëñ Touba dans le système colonial, par exemple, son rencontre avec l'histoire. Non, mais déjà, Saint Touba, il a pas accepté le système colonial. Il a... Comment... Lutter. Il est... Comment dire? Saint Touba, il a jamais reculé, déjà. On n'a jamais fait reculer. Hein. Bon, le colon était au Sénégal, mais Saint Touba n'a pas voulu combattre le colon. C'est le colon qui est venu le combattre. Mais Saint Touba, il ne s'est jamais occupé du colon, en fait. Il s'est toujours occupé de Dieu et d'amener ce qu'il devait amener. Malgré le colon, malgré les difficultés, malgré tous les obstacles, Saint Touba est venu amener ce qu'il devait amener. Il ne s'est pas occupé du colon, de dire il faut le sortir des frontières ou des choses comme ça. Il est venu amener ce qu'il devait amener, malgré le colon qui l'en a empêché, malgré les autres marabouts qui l'en ont empêché. Au départ c'est les propres habitants de ce pays qui ont dénigré Saint Touba et qui l'ont dénoncé aux Blancs. Après les Blancs, ils ont vu le danger parce que les Blancs ils voulaient imposer la colonisation. Parce que comment l'homme blanc il voulait le pouvoir. Il voulait qu'on le suive lui. Et Saint Touba est venu et dit non, il faut suivre Dieu. Donc chaque personne qui était dans ce pays, elle avait le choix. Ou elle suivait Saint Touba, ou elle suivait le blanc. Mais Saint Touba avait tellement de puissance qu'il y en avait plus qui allaient du côté de Saint Touba, du côté du blanc. Donc le blanc il sentait qu'il perdait de l'influence. Et le blanc s'il perd de l'influence, il n'a plus de raison d'être ici parce que le blanc il veut de l'influence. Parce que sa foi est terrestre. Il veut utiliser l'homme tout de suite à des fins matérielles ou à des fins commerciales. Mais il n'était pas là pour l'intérêt du peuple sénégalais ou du peuple africain. Il était là pour son propre intérêt. Tandis que le Saint Touba, lui, il est venu pour l'intérêt de l'homme, pour donner seulement. Il ne voulait rien, Saint Touba. Il donnait rien, il donne. Aussi bien des choses qu'on voit ou que des choses qu'on ne voit pas. Chamudokar a dit il y a 4 facteurs, Chamudokar a dit il y a 4 facteurs pour lesquels on doit remercier Dieu sur cette terre. Le premier, c'est que Dieu nous ait créés hommes. C'est le premier facteur. On aurait peut-être poisson, agneau, quoi que ce soit. Le deuxième facteur, c'est que Dieu nous ait donné Rasulilaï comme prophète. Mohammed Rasulilaï comme prophète. Le troisième facteur, c'est qu'on soit né à l'époque de Saint Touba. Parce que si Saint Touba n'était pas là, on n'aurait pas découvert Rasulilaï. Parce que Rasulilaï avait été enfoui, avait été détourné. Et le quatrième facteur, c'est que le pouvoir qu'a Saint Touba, une fois qu'on croit en lui, ce pouvoir qu'il a de nous former, de nous forger, de nous changer, quoi. Ce
pouvoir qu'a Saint Touba de nous rectifier. Charmodo Kera, maintenant, avec Charmodo Kera, on chante un zikour là. On dit Mambamba Santonou, Mambamba Santonano la fiti Sénégal, Liko Waraldano de Keton Ganyubal. Liko Waraldano de Keton Ganyubal. C'est une Touba d'Afabar. Il nous pardonne toujours. Mais en même temps qu'il nous pardonne, ouais, il nous rectifie quoi. Il nous fait de nous des hommes saints. Man, je sais que c'est une Touba en train de me donner une certaine sainteté, une lumière. Je sais que c'est une Touba en train de me donner quelque chose de précieux et que j'aurai quelque chose à donner à mes semblables. Dans peu de temps, après le Magal là, ça fait 11 ans que je suis talibé, ça fait 11 ans que je travaille. J'ai tout donné à Saint Touba. Tout, la lavandi. Intérieur, extérieur. J'ai travaillé pour lui. J'ai laissé ma famille, j'ai tout laissé, je suis allé dans les champs du Serine. Travailler pour le marabout. Ouais. L'éducation de base du Mourite, je suis rentré là. J'ai fait le Madial Agne, j'ai travaillé dans les champs. Là quoi. Mais ce que j'ai travaillé hier, je le vois aujourd'hui. Et plus ça avance et plus je le vois. Et plus je veux encore travailler, je ne veux pas m'arrêter. Ngurem Serinbi, ce qu'on appelle un Ngurem. Man, je ne le veux pas. Man, je veux travailler jusqu'à la mort pour Saint Touba. Ouais, parce que Charmodouka, elle a dit, croire en Saint Touba, hein, nous tous qui sommes là, hein, au Sénégal ou même dans le monde entier, hein, qui croient en Saint Touba ou qui reconnaît quelque chose chez Saint Touba ou qui vient à Touba, ou il n'ira pas en enfer. Au Sénégal, bon, personne ne va aller en enfer. Parce que Saint Touba est là. Et sa lumière est tellement puissante que... Mais Charmodouka, elle a dit, il faut être reconnaissant sur cette terre. Il faut être reconnaissant des dons de Saint Touba. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est œuvrer dans son chemin, de pratiquer ce qu'il demande, se comporter comme il le veut, chercher à comprendre ce qu'il attend de nous. Si on peut faire quelque chose, on le fait. Faire des boulots chez un sérigne, et puis suivre son nigel. Waouh, parce que c'est l'avancement de l'homme. Il faut choisir un guide. Et comment tu places Saint Touba dans ce cadre d'intégration africaine? Parce qu'il a prôné la réunion de tous les peuples. Là, ce qui va se passer plus tard, si je peux me permettre de parler de ça, dans peu de temps, dans très peu de temps, nous, Baïfal, la jeunesse, hein, nous, qui avons tout laissé dans le chemin de Charmodo Kera, qui avons fait la mendicité pendant un certain temps. Mais c'était pas la mendicité, c'était accepter Dieu dans le chemin le plus élevé. Attention, ce que je parle de Baïfal, de Baïdarou, d'avoir tout laissé, d'être parti en Madial avec le Kyol. Tout ça, parce qu'on croyait en Saint Touba. Et on savait qu'en œuvrant pour lui, en laissant tout et en lui prouvant notre foi, lui, il allait nous donner beaucoup. On va avoir les moyens de travailler pour Saint Touba dans le pays, au Sénégal, parce que c'est ici que la mission va commencer, parce que c'est une mission mondiale, parce que Saint Touba elle est venue pour le monde entier. On va avoir des moyens pour œuvrer. Parce que l'argent là qui est donné, là, quand on parle de milliards, là, qu'on donne au gouvernement, des choses comme ça, hein, mais moi, Moudumbake, man talibé, simple talibé là, hein, on me donne 1 milliard, mais on voit un résultat ici. Je vais dans la brousse, je sais qu'un milliard, man, il y a un résultat. Parce que l'Afrique, il y a des gens sur cette terre qui sont là pour cacher Dieu. Et il y en a maintenant qui veulent le montrer. Mais maintenant, avec Saint Touba, on a la protection totale. Avant, les prophètes pouvaient être bafoués, les saints bafoués, on pouvait les tuer, tout ça. Maintenant, Diamounouï, c'est à Irouzaman, c'est fini. Saint Touba, il est venu simplement pour que le plus de monde puisse partir au paradis. Et ceux qui veulent œuvrer dans son chemin, ils vont bénéficier de sa protection entière. On ne pourra rien contre nous. Bientôt, on va avoir les moyens de travailler dans le chemin de Saint Touba, parce qu'on ne veut rien. Le Sénégal va se développer rapidement.
tous les pays d'Afrique, par commencer, vont voir que le Sénégal se développe. Et on voit que ce développement, c'est en suivant Serigne Touba. Ça va aller très très vite parce que le monde entier est fatigué. Chamoudou Kira a dit, quand il arrive à l'aéroport, quand il est parti 3 mois en France, il a dit avant l'an 2002, Serigne Touba m'a dit que je vais fermer les prisons dans ce pays. Je vais en faire des daras. Comme Mike Tyson, pareil. Mike Tyson, il est rentré en prison, mais il ne le regrette pas, il le dit. Parce qu'il a appris des livres, il s'est ouvert, même il est devenu musulman en prison. Il a compris la vie. Il y a des gens qui vont aller, des jeunes, des désœuvrés, qui vont aller en prison. Chamoudoukal a dit que ces prisons-là, il allait les transformer en dara. Qu'un jeune qui allait rentrer dans la prison, quand il va sortir de la prison, il parlera anglais, arabe, français. C'est ça qu'il faut faire. Pourquoi mettre des prisonniers, les laisser dans un trou au bout de 3 mois, les ouvrir, sans rien leur avoir appris? Mais le gars, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence? À quoi ça sert? Où c'est qu'il veut nous... Et ça, c'est le modèle du blanc? C'est le modèle du blanc? À quoi ça sert de mettre un jeune en prison? De le boucler? Là-bas encore, il côtoie des plus grands voyous encore. Le gars, les petits voyous, il côtoie des grands voyous, il ressort les encore plus grands voyous. Mais quel avancement pour la société? Non, Chamoudoukal, il va transformer ses prisons en dara. Le jeune, il va sortir, il va apprendre des choses pour lui ouvrir l'esprit, et après il va ressortir, ça sera un autre homme. Et personne ne veut l'avancement de l'Afrique. Le blanc, c'est pas une histoire de couleur, comme une histoire de société. Mais la société qu'on vit, c'est la société du blanc, c'est un fait. C'est vrai. Mais le blanc, là, avec ses moyens, là, si vous voulez développer l'Afrique, ça serait rapide. Regardez les Juifs, là. Les Juifs, ils sont arrivés en 1948 en Israël, hein. C'était un désert. Maintenant, là-bas, c'est ouvert. Et pourquoi? Parce qu'on leur a donné les moyens, tout simplement. Ils ont eu carte blanche par le monde. On leur a dit, oui, vous pouvez vous développer, on va vous aider. Mais en Afrique, si le Sénégal, il veut qu'il se développe demain, le Sénégal se développe. Ils amènent 50 tracteurs, ils amènent 50 camions. Ils amènent ceux qu'ils veulent. Demain, le Sénégal, ça a changé. Mais ils ne veulent pas. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils veulent cacher Dieu, tout simplement. Ils veulent cacher la vérité. Et ils savent que c'est l'Afrique qui détient la vérité, donc ils les laissent bien dans la pauvreté. Là. Les gens, ils sont en haut, dans les autres pays, là, dans les autres continents, ils regardent l'Afrique, ils se disent, mais ces Africains, c'est des incapables. Alors que c'est pas vrai, c'est que c'est eux qui ferment le robinet. Oui, parce que la colonisation, l'indépendance, c'est pas une vraie indépendance, quoi. C'est pas une vraie indépendance. Oui, parce que l'indépendance, les Africains l'ont commencé avec une dette. Ouais, et puis ils ont mis des gens au pouvoir qui étaient formés en France, dans leurs propres écoles, et qui les écoutent au doigt à la lettre. Et ces gens-là, ils ne connaissent pas leur pays même. Ils ne connaissent pas la brousse-fille. Moi, je suis allé à Redcom, sur le Ndigal de Saint Saliou. C'est là que j'ai compris. Oui, qu'est-ce que c'était le Sénégal, par exemple. Il fallait aller à Redcom, voir tous ces gens aller travailler sur le Ndigal de Saint Saliou. Ouais, mais il n'y avait pas un politicien là-bas. Et c'est pourtant, c'est là la force vive du pays, c'est là qu'il faut investir l'argent. Ouais. L'avenir, c'est la terre déjà pour commencer. Oui, l'autosuffisance alimentaire, donner du travail aux gens, ça commence par la terre. Maintenant, avec les techniques modernes, on fait ce qu'on veut, il y a de l'eau partout. L'Israël, un désert, ils en ont fait une prairie. Mais pourquoi pas ici? Comme là, man, je dis. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf bu baax a baax. C'est un réol pour le Sénégal et c'est un réol pour l'humanité. Et bientôt le monde entier va le voir. Et de plus en plus de gens, plus les années vont passer. C'est même pas une question d'années, c'est une question de mois. Au jour le jour, il y a plus de gens qui diront Jërëjëf Serigne Touba. Parce que tout le monde va bénéficier de ces bienfaits. Des bienfaits illimités qu'on a comparés à l'océan. Et même l'océan, on ne peut pas contenir les bienfaits de Serigne Touba. Ouais, il suffit de voir la mosquée ici. Ouais, c'est un don de Dieu. Bamba yalla yalla dimom lolo waral senok diaraso. Waouh. Jërëjëf Serigne Touba. Et man, je remercie cher Modouka Rambake, mon guide spirituel qui m'amène dans la droite ligne de Serigne Touba, sans faillir, et qui est toujours là pour me soutenir. Zaï Akbatin, le marabout de la jeunesse, le Borom Diamono,
C'est lui le pôle de ce temps-là. C'est lui qui représente Serigne Touba en 1995. Oui, notre génération, nous, Serigne Touba nous a donné Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, un marabout moderne, jeune, qui nous comprend quand on fait des fautes et qui comprend toute la jeunesse qui vient à lui et qui est ouvert et qui est un très grand guide spirituel. Ouais. Et je le sens dans mon cœur et je le remercie. Grâce à lui, alhamdoulilah, on va aider beaucoup de gens bientôt. Beaucoup. Je vous remercie. Hein. Merci. gàmmu gi di màggal gi alhamdulilah ngeen def yàgg nga ci daara ji man am naa fi juróom-ñaari at ak genn wàll. juróom-ñaari at ak genn wàll man kuy sa y a sëriñ tous les familles chrétiennes et toi c'est un musulman. sa famille yëpp catholique lañ yow yaay julli man Cheikh Rokhaya. lu la dugal ci diine l'islam man dañu ma wan ma gis. nga wan nga gis nga dugg parce que man tëdd naa ba guddee itu comme par exemple dafa mel ni dañ maa ne jógale nga xool. après man wet bu ma xool ci kaw asamaan si bu nekk am bind alxuraan. daw ba suuf. boo ko mën a du ma bàyyi li ma topaat. foog ma topp ko ba xam moom fu mu dëkk fan la. loolu moo nekk sama tànk bi. nga toog ko indi li Tuuba yéen a koy bokk yéen du am wax du am coow ah bismillah waaw léegi bokk bi fi tubaab yi tàmbalee 1895 seen jéem mu doon 16 juin bii passé xam nga ci la dëkk ci la ci la borom xam-xamu tubaab yëpp tase Ndakaaru naan daal ñoom liñ fi defoon ci la ñu war a wékku pour jublu ci juróomi at yooyu téeméeri at yi di ñëw ci kanam te téeméeri at yi méngoog téeméeri at yi ñu fi jële woon sëñ Touba yóbbu ndax nëbb gis-gisam ak maneetam pour mën a daal jël xelu nit ñi téeméeri at boobu nag ci la ñu jóg pour xool ñoom liggéey bi ñu fa liggéeyoon tubaab yi liggéey yi ñu fi liggéeyoon foofu ni moo ñu gënal ñu seet ni lépp presque yàqu na xam nga dégg nga ñu naan dévaluation te sëñ Touba liggéey bi mel ni dafa gën a jolli. waaw xam nga mbir la moo xam ne lépp ci yàlla laaj ndax sëñ Touba moom yàlla mi nga xam moo ko fi indi moo ko jubloo samp tey taxaw na te kenn mënatu koo daane ndax mi ngi wax ne yàlla yëkkati na ma koo xam ne yëkkati ko bu neex na ànd nga ak man yëkkati ko ku yëkkati ki naqar daanu nga tuddutoo jóg bu ko sëñ Touba waxee nag dañoo daal def ne daanu ci bisum alxames ji wala daanu ci suba ci àjjuma déedéet daanu tuddutoo jóg mooy ba laaxira da nga am doo am la nga bëgg bis bii nag bis la boo xam ne ku xam li ci ne da nga caatana sonn bu baax a baax a baax ndax xeeti xéewal yi nga xam ne yoonu murid am nañ ko ci tey yii ñu ak ëllëg yu ñu jëm ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar la ko sëñ bi gànnaa yoon ci la ko yàlla xéewal sëñ Touba wax na ne bi nga xamee ne moom demagul ci géej gi te yàlla fasoo ko wàcc fii at mu ne fukki fan yeeg juróom-ñett yàlla mandargaal na ko ca aw melokaan yii da koy siburu yi mu yor ko bëñ bi metti yi faw dara gàllankoor ko ba bis boobu ñëw ba bis bi ñëwee nag suñu borom teg ko yéen bii bi mu nekkee at mu nañu dolli ko ba bis bii ko suñu borom di fay rek ne ni ma la doon nattoo nag ñu laa lay fayee léegi chaque pay at mu ne ma dugle ko bay lay wasoon sëñ Fallou ne bu ñu demee àjjana sëñ Touba ne ko bu ñu demee àjjana amuti bis amul ay weer amul i at waaye ci kattanu yàlla dana dox ba bisu màggal gi ñëwee waa àjjana xam ne lii mooy màggal Touba gi kon nag bis la boo xam ne wërsëg xam-xam doole
xalaat lu ko ciy def te ngir sëñ Tuubaa tax rek dana la fay moom dégg nga ni ma la wax bis la boo xam ne daal ku ci def sa wërsëg ñu fay la ku ci def sa xam-xam ngir sëñ Tuubaa mu fay la ku ci def sa xalaat ngir sëñ Tuubaa ñu fay la ku ci def sa doole ngir sëñ Tuubaa ñu fay la loo ci def ngir moom daal dana la fay ndax sëñ moom nit ñi ndax dégg nga mu naan simaamul wara asi la dallahi fi yadi wa maa rumtu min maalikin xaada bi la ni maanaam yàlla jox na ma la su bindeef yëpp ku ko xam nangu ko nopp lu ku ko xam nangoo ko it ku ko xamutu nangoo ko it da nga ne ci fitna rek waaye yàlla def na ko si dootu ko dindi kon nag bu ngeen dee ay ndaw jóg di gëstu xam-xam seen xam-xam ngeen jëmee ko ci sëñ Tuubaa na ngeen wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax yàlla kat ku mu fa suwuti liggéeyloo ku mu fa suwuti ajal doo liggéeyloo yéen ñi xiir da ngeen jëm sëñ Tuubaa mu moom wóor na da leen ajal mu mel ni nag téeméer at yi ñuy wax la ca gën di kéemaan mooy daje gii mu dajeeg sëñ Saliou turu sëñ Saliou boo ko si ci téeméer tuutee ci tege kon dafa mel ni ay yëf yu dàmm yu bare la sëriñ bi nag sëñ Saliou mii fi na sëñ Tuubaa dafa bari lu mu dëxañ ci moom loo xam ne borom xam-xam ko mën a xam waaye ko mul xam-xam mënu su ko xamal ndax di nga Moussa Ka wax ne am na ci biir yoo xam ne làmmiñ du ko laal am na ci biir yoo xam ne def na ko misaal sëñ Saliou sama borom sëñ Tuubaa def na ci moom loo xam ne neexut a waxtaane ak ñu xamul waaye nag ku fi ne ci kaw suuf si war ngaa fexe ba am ngërëmam boo amee ngërëmam làq ko de loo wututi am ko ku sàggan ba amoo ngërëmam sëñ Tuubaa dana la jafe loolu boo lëggee asalaamaaleykum wa rahmatullah kii may wax nag koo xam ne am ut nga ngërëmu sëñ Tuubaa ci sëñ Saliou ba am ko am nga kee am nga occasion koo xam ne amoo ko ci ëllëg am ko dana la jafe néew ma du toog am fi waaye du yomb nag kon nag yàlla na ko yàlla may ci barki sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf وارنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خلاف فضرا واجعل جميع المؤمنين في الوجاد والمؤمنات شما في الغداء واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بجهادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زايدين واجعل جميع الزايدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وارنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعلهم في هدى وخيرا واجعلهم في هدى وخيرا وكفوا منا هدى وديرا السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
téeméeri at yii sëñ Tuubaa dafa waxoon ne bu ñu demee ba ci téeméeri at yi àjjana dana ma gane si te du dellu te yegg seenan ci ñii nga gis ci penc bi ay tubaab ba leen yar ah mooy étudiants yi ay tubaab ba leen yar seen xam-xam la ñu yor waaye ba ñu demee ba xool leen ba xam ne jëmuñu fenn dañoo dellusi ci sëñ Tuubaa dégg nga li ma la wax dañoo dellusi ci sëriñ Tuubaa ba tax li nga xam ne sëriñ bi defoon na ko ci téere yi yàlla jotal na leen ci ñoom muy Hizbut Tarqiyyah sëñ mag baa ngi fi woon te génnul te dong yaa ngi fi boobu sëñ Moustapha ñëw na fi ba dem génnul bi nga xam ne sëñ Abdou Lahad dikk na la Hizbut Tarqiyyah xew la Hizbut Tarqiyyah génn ñi nga xam ne dañuy liggéeyal yàlla rek ak Serigne Touba nekkal leen wéetal yàlla ak Serigne Touba rek ku dul Serigne Touba rek wéet moom rek la ñu wéetal. waaw. mu ko nangoo ci seen i loxo teg ko ci seen i loxo dana leen jox doole ju ngeen ko mën a téye soo boo seenum xel dal ñàkk nañu ko ñoom waaye yéen jot ngeen ko te dootu leen ko ñàkk ndax moo ne saraltu abidan xadimun bi dalil min ama ay sasin ila ama rayel dégg ko te dara du ko dindi su ngeen di boo rafet njort rek waaw da ko wax gannaaw gu ñu dikki fi sëñ bi laaj leen ne leen la ma leen joxoon mbaa jox ngeen leen ko ñu ne ko am na luñ ci génne de mu ne war ngeen ne jox lépp ndax kon ñoom ñooñu ñooy mujj loolee ñu am di ko indi fi waaye nag bala ngeen caa jot yéene dem di ko jëli sëñ Tuubaa wax na ko ay nit waaw ci njëriñ dégg nga li ma la wax waaw ñoo xam ne sëñ bi dana joxub lim ñamu leen boole leen ci taalibe yi ñu wàññi lim ba téye ko gannaaw gu buñ dikkee ni ñu wax ko sëñ bi ne ko am na loolu la ma leen jox mbaa jox ñu ne ko waaw am na luñ ci téye mu ne war ngeen jox lépp ndax bu ngeen leen joxoon lépp ñoom ñooñu la ñu amee woon ñooy waaxu di ko indi fii léegi nag bala ngeen ci jot yéenay dem di ko jëli loolu mooy jëli gi gone jëli loolu moo di loolu sëñ Tuubaa ko defante woon ki nit loo fi gis ci réew mi rek sëñ Tuubaa def na lépp ba mu data la def na lépp. daara ji li ko tax a jóg. maanaam daara ji li ko yëkkati moom mooy yar dongo yi daal maanaam ak jàngale loolu daal mooy li nga xamante ne moom mooy yëkkati daara ji daal ndax sëñ bi xasaayit boobu bu ñu ko bindee tasaw di saxaar da ko jagleel gone yi wax ni maanaa yi nga xamante ne moom la téere bi làq jëriñ na mag jëriñ na ndaw jëriñ na màgget jëriñ na ku ne ndax jàngale na ci ponk diine maanaam lislaam ixsaan ak iman yére ci jàngale daal daara ji nag bi mu jógee kon que sëñ bi da koo jagleel ndaw ñi te mu jëm ci wàllu xam-xam te sëñ bi fonk lool xam-xam moo tax ñun ñu jëm suñu liggéey yëpp ci yar daal dongo yi.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا soo gisee da ngay gis Ahmadou Bamba yëkkati benn kaamir jàpp ci mim adam dellu mim deel mim adam dellu mim deel mooy Muhammadun Rasulullahi fii dañuy wane ni mucc amul àjjana àjjana mucc nekku fa ndax bu fu mucc nekkoon kon maam Adama ak maam Awa deesu leen fa génne mais dañ ne àjjana ku fa dugg rek jeex na mucc nga sëñ bi dimbali may waaye maam Adama dugg na biir àjjana yàlla génne ko Sëriñ Bamba delsi ci àdduna ñëw taxaw fii ci njarem ni yaa ahlal barri yaa ahlal bahri wujulil bëri sa xay mooy Muhammadu Rasulullah ci biir xolub Muhammad la fa la mucc nekk ñu wane ni góor yàlla yi boog bu ngeen di dox ngir dem ci yàlla fokk da ngeen di jaar ci Muhammad sunu borom boo déggee ma rabbul masriqayni wal maqribayni mooy ponkal mi ci Makka ak ponkal mi ci Touba mooy penku ak sowu nag deel moo jógee penku miim ñëw Touba deel ñeent la miim ñeen fukk la kon xam nga ni ñeen fukk moo ëpp ñeent ya moo taxaw arab yi ñeen fukki moo nu taxaw nu nit ñu ñuul ñi lii nag boo ko seetee ci wàllu nasaraan escalier la boo xam ne doomu aadama boo gis mu yéeg ci yàlla ci kaw Muhammad lay jaar ba mën a ñëw ci adam dellu miim bi doo ko mën a dugg ajana mooy Touba ndax yàlla nee na Touba indoo usnan ma abbi naka Touba mooy mujj rafet gi ku fa duggul doo mucc ndax di nga baax li ma wax loolu moom mooy sama inspiration ci tableau bi ngir ma won góor yàlla yi ni leen mucc mi ngi nekk Touba ku bëgg a mucc ci aaxiru zaman ñëwal Touba wékk ci sa bopp waaw bii loolu la taxawee bii tableau bi jarut ñu di ko expliquer ndax moom boo xoolee xam waaye sëñ bi ci boppam ni mu wàcc ci géej gi ak ni mu defi ci géej gi kenn ku ci ne ak na la ko sëñ bi wane man ni ma ko sëñ bi wane man de ma part personnel ba ma jug di ko rëddal sama bopp moo di sëñ bi ci boppam bi nga xamante ne tere nañ ko ngir mu yéeg ci gaal gi mu julli ci gaal gi sunu borom dafa bës gaal gi wàcc ba tolloo ak ndox mi sëñ bi lal der bi yéeg waaye sëñ bi tëbut comme ni ñu koy waxee naan dafa tëb déedéet sëñ bi tëbut yàlla moo bësal boppam ndox mi mu wàcc gaal gi wàcc ba tolloo ak ndox mi sëñ bi lal deram wàcc ci ndox mi sunu borom yëkkatiwaat ndox mi gaal ga jëm kaw sëñ bi nekkaat fa mu nekk ñu àndandoo dem loolu moom laa bëgg a wane nii moo tax moo ne kàbbar gi nii sëñ bi ne boo xoolee gaal gi ni mu jublu ak sëñ bi ni mu jublu bokku ndax sëñ bi penku la jublu te gaal gi moom dafa jël mel ni ku jëm côté bët Saloum sëñ bi ci boppam dañoo jàpp ak gaynde xiifal ko pendant 2 semaines xiifal bu mat sëkk ngir bu dajeeg sëñ bi man ko maanaam jëfandikoo ci ñoom ci seen yéeney bopp yàlla dogal ñoom ba ñuy jëlee sëñ bi dugal ko ci biir kaso bi tëj ko mu am fa 2 fan am benn naar boo xam ne dafa romb kaso bi xetu ataaya di ko xeeñ naar bi ni leen kaso bi de ataaya mi ngi fiy xeeñ ñu ni ko loolu mënul nekk ndax ki fi dugg bu doon day dee na bu yàgg ndax bu ñu fi dugalee mat na 2 fan te gaynde gi xiif na 10 fan ak ñeent te gaynde gu xiif xamatul kenn waaye bi naar bi waxee loolu tubaab yi ni ko nag bu fekkente ne ubbi nañ ko gis nañ sëñ bi dinaa ataaya moo fekk nañ ko muy dund daañu la bàyyi mais su fekkee ne fekk nañ ko mu faat dañ lay boole yaag moom yóbbu mun leen dong naak waaye fii moom war gaa ngi fi xeeñ bi yàlla dogalee gars yi ni kat ci bunt bi gaynde gi bi mu ne bërit
ki nga xamante ni moo tijji woon bunt bi da koo fadd ka ca topp ba fadd ci juróom-ñaari nit sëriñ Bamba moo waaxalu boppam ba jàpp ci nopp gaynde gi wommat ko bu duggaat ak moom ci biir taaj ko gaynde gi toog sëñ Tuubaa ne ana ko moom gaynde gi ñu ne ko moomuñu ko sa gaynde la yaa ko moomal sa bopp mu ne waaw kon ku ko mën a tëj am ci tubaab boo xam ne mi ngi woon ci kaw mu ne ko Mbàkke boo fexee ba delloo bunt bi rek man dinaa ko mën a karaj-karajee mooy bi sëñ bi delloo bunt bi tubaab bi ñëw daal di tëjal boppam bunt bi waaye foofu sëñ Bamba ne na Jibril ci boppam ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak moom ñoo doon naan ataaya ja léegi nag pour wan ne nit ñi Jibril nekk na nun suñu bopp suñu inspiration ñu indi leen Jibril ak warga wi ak gaynde gi ni mu toogee woon ak seen njaag sëriñ Bamba lépp lu mu liggéey ci saayir ñu gis ko ci bët yaa ngi dégg mu liggéey ko ci baatin nit ñi gis ko ci bët Cheikh Rahane Fall liggéey na liggéey bu mel noonu ci saayir nit ñi teg ci seen bët ndax ni ngeen koy mën a déggee wóor na leen Touba bi Touba gii di Touba Mbakke ñu santale ko Mbakke wóor na buñ ko delloo ci cosaan Fall lay sant ndax ba jamono bi fi maam Cheikh Ibra Fall di liggéey booba dara amu fi garab amu fi ñax dara amu fi lu ay garabe ki bukkee ki ay teneeg yu kenn xamut maam Cheikh Ibrahima Fall dugal boppam sëñ Touba toog di nekkal yàlla ci téere maam Cheikh Fall jug di nekkal sëñ Touba ci xitma ci ñàq tuuru mu jël semiñam la ko sëñ Touba joxoon ndax ba muy jébal sëñ Touba la ko jox téere jox ko nu mu tuddati der jox ko kurus mu yëkkati ko teg ko ci bopp ni ko Mbàkke de dama lay tegginal waaye lii maa ngi ko bàyyi sama kër bàyyi Cheikh Rokhaya damaa jàng alxuraan bay julli ci kaw xoy bi garab yi su ma sëggee di faj bàkkaar waa àllaaxira su ma siggee di faj bàkkaar waa adduna li ma tax a ñëw du lii damaa bëgg ku ma yóbbu ma yegg ci yàlla loolu moo ma tax a jug sëñ Tuubaa ne ko loolu boo ko bëggee da ngay def lu fi kenn def te yàlla moom ngay wax ñun buñ xamoon fu mu nekk duñ fi ñëw sëñ maam Cheikh Rafal ni ko yàlla damaa topp tànkam ba mu yoon ci sa tànk bii soo ma génnloo dëkk bi dinaa ko génn ndax ndigal waaye yàlla weesuwu la mu xam ne kii am na basiratal xol bi mu toog waxtaan ak moom ñu jaayante li ñuy jaayante mu doog koo jox semiñ jox ko nuñ koy xeeti këll ak baag ni ko dama liggéey maam Cheikh ñëw dugg ci àll bi tey gis nga ko kër yi ni mu yaatoo maam Cheikh nekk fi di liggéey ba bàkk bi yaatu ba tey jumaa mën fee taxaw nit ñi ñëw di fi ziare bant wala dégg du la fi jam mu mel ni buñ la waxoon ne tey fii nekkoon na àll boo xam ne lépp fi amoon da nga koy weddi kon maam Cheikh ci boppam buñ doon seet ni sëñ Tuubaa dafa war a am rawaan man dama ni Cheikh Rafal mooy rawaanu sëñ Tuubaa waaw man dama naan Cheikh Rafal dafa am benn bis soxna si xoolal yéen defaratu leen sama yaay ngeen ci tuuti sëñ bi ci boppam bi muy jugee ci réew mi dafa jaayante woon ak borom nit du def lenn loo xamante ne tubaab dina xam ne lii la sëñ Tuubaa bëgg wala lii la sëñ Bamba bañ léegi yàlla dogal benn bi sëñ Tuubaa toog di bind ay xasaayit weer ko ci suuf si nii am benn tubaab bu fa jaar gàddu xajam bi mu ñëwee taxaw ci sëñ bi ngir di ko mokke xaj bi yëkkati tànkam bëgg a teg ci kayit gi sëñ Tuubaa ne ko téel sa xaj tubaab bi ne aha ndek sëñ bi nag xaj rek la ragal kon xaj la bañ daal di dellu ca quartier ga ni leen sëñ bi xaj la bañ gars yi dajale xaj yi nekkoon ca quartier ga yëpp indi ko jal ko ci sëñ Tuubaa bi nga xamante ne xaj yi dajaloo nañu ba daw ba accès ba jege ko sëñ bi capp ci daaj yi wiccax ko xaj bi nekk ci kanam bi daaj ji dalee xaj boobu xaj bi tàkk xaj boobu bi mu tàkkee dal ci beneen xaj boobu tàkk ñuy talante xaj yi tàkk ñu wëlbatiku nag song tubaab bi xam ne buñ dawul ñoom ñëpp suubu ci ndox mi dañuy dee ñoom ñëpp ñoo àndandoo daw dugg ci ndox mi comme nu mu tuddati histoire boobu yëpp mënuñu ko woon waaye mën nañ koo tënk ci noo xamante ni yow soo ko gisee suñ la waxee tableau bi di nga ko mën a xam ba boo ko jëndee du la réer waaw ngeen moytu yéen tam sëñ Tuubaa toog na ci taatu garab gi juróomi at yoo xamante ne mat na sëkk rab yëpp fa lañ daan naane waaye nañ fa daan naane ku fa jëkk sa morom boo ko fa fekkee da nga koy defar waaye sëñ Bamba diirug lam fa nekk benn rab fekkatu fa morom ja lor ko te ñoom ñëpp buñ dajee dañuy naan ba reg kenn ku ne jëfandikoo sa jëfandi kii jaar penku kii jaar sow kii jaar ndeyoo kii jaar camoon te duñ jote dara loolu jàmmi Sëriñ Tuubaa li mu wax ni man sam bopp man ku ànd ak man baa nga laqatu ci man na nga wér ni laqatu nga ci laqatukaay boo xam ne du ëllëg da ngay taxaw ñu lay foqati di la toroxal ndax nun ci suñu bopp la yàlla rus waaw maam Cheikh Rafal tere mbay da ngeen a bëgg a xam sëñ bi wala xam ni yàlla dafa dogaloon Seexul Xadim ak say ko xewal waaw baax na yàlla daa dogaloon najj mi tubaab yi dañ ko woon fay ko téeméeri junni ci xaalisu nguur ni ko ngir nga fexe noo ñu lorale sëñ bi najj ni leen mën naa ko bi najj ñëwee dafa jébbalu ci sëñ Tuubaa ànd ak taalibe yi di liggéey comme ni taalibe yi di liggéey dem ba nga xamante ni dañ koo mujj ràññee ci kër gi ni naar bi ku jàmbare la mujj gi naar bi dema dem ba nga xam ni sës na daanaka jege si na sëñ bi waaye sëñ bi ci boppam xam na ni moom kenn mënu koo lor ndax nee na lastu ak xaafu durru xalqin baxdama fottu amri ila rabbi sama man Cheikh Ahmadou Bamba déet may am lenn lu may ragal ci loru bindee fi nga xam ne sunu borom bind na ko ñu ne ko ndax li tax Modou Bamba yow benn mbindaa fon doo ko ragal
mu ni man Ahmadou Bamba sama mbir yëpp dama ko jooyale teg ko ci loxol yàlla moo tax mënutuma ragal lenn lu ma nit di jëfal wala li mu nit di def ba mu war maa metti léegi naaj mi bi nga xamante ne nag maanaam yàggaay bi muy préparé coup bi muy préparé te mënul am buri sëñ Tuubaa defarlu néeg bu bees bi sëñ bi defarlu néeg bu bees daal di koy sorele ak kër yi yàlla dogal sëñ bi daal di dem toog fa di jaamu boroomam léegi naar bi bàyyi ba nga xam ne wóor na ko ni sëñ Tuubaa moom wéet na léegi mu futteeku ba ni ko ndeyam de jure woon moo tax ñun dañ koo sóoraal ëmbal ko waaye daa futteekoon ba ni ko ndeyam jure ut jasi ñëw nag di yoot sëñ bi muy nekk wàllu timis fekk sëñ baa ngi taal lamp xam nga xayma bu ñu taalee lamp boo toll ci biti da ngay gis ombrage ci biir amoon na ñaari taalibi sëñ Tuubaa yoo xam ne yàlla dogal na keroog demuñu woon fenn dañoo toogoon ca jàkka ja léegi bi nga xamante ne waa ji dugg na ci biir fekk sëñ bi toog première voyage am xàcc na jaas ji ba dóor waaye bi mu dóoree buum yi nga xam ne ñooy traversé ci biir xayma yi yàlla dogal mu lonk ci jaasi ji mu xëcc mu dëgër mu bàyyi di defaat deuxième préparation bi mu yëkkataatee nag yàlla dogal ñaari taalibe yi toog gis ko takk ndeer bi ni waa ji xàcce jaasi ñu ne ko gaawal kat boo gaawul sëñ bi dana loru ñoom ñaar ñoo ñoo dawandoo duggandoo songandoo waa ji fekk muy waaj a teggi loxom pour dóor sëñ bi ñu daaneel ko ci suuf takk ko bu ko rey sëñ Tuubaa leen jégal leen ko yàlla jégal leen dal seen kaw jégal leen ko yàlla jégal leen bi yàlla defee ñu jégal ko sëñ bi dalal ko laaj ko lan moo tax nga def jëf ji mu ne ko tubaab bi ñoo fay téeméeri junni ngurdu ngir ma rey la sëñ Tuubaa ne ko ñaata lañ jox mu ne ko joxagum nañ ma juróom fukki junni sëñ Tuubaa yëkkati téeméeri junni ngurdu jox ko may ko ñeenti waxande yëre boole kook taalibe yoo xam ne dañoo ñëwoon jëm di delluwaat ci poste tubaab bi sëñ Tuubaa boole kook najj ni leen delloo leen ko ba fa mu nekkoon ngeen bàyyi ko mu dem yàlla rek moo mën a am yërmande boobu waaw kii moom lii ma wane ko Muhammadun Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñëpp dégg nañ ci taarix islam ñu ne ba mu jógee Makkatul Mukarram jëm Madinatul Munawwara yàlla dogal na ci diggante bi am na benn xunt moo xam ne duggoon na ci waaw. caméra la yore mais moo tax ñuy wax. bu leen ko yëngal sëñ bi non bul ko yëngal sëñ bi wuy ma xoolal kii boo gisee xunt mi mooy xunt mi rasul waaw boo ca bëggee am lor da nga koy bàyyi. waaw bu ci coow naree am kay damay daal di tar. lu baax boo ca bëggee am lor da nga koy bàyyi. waaw gis ngeen xunt mi nga gis nii xunt mi mooy xunt mi nga xam ne moom la Muhammad duggoon bi mu jugee Makka jëm Madinatul Munawwara dañ ni kii nag dafa duggoon ci biir xunt mi ngir mucc ci li nga xamante ni mooy lor yi jaam yi waroon a jug jëm si ci moom kii moom duggul ci xunt mi dafa génn jeewal ànd ak maam Cheikh yanu keesam di dem ndax dégg ngeen wax ji bu baax dégg naa ci masali kii nu mu tuddati Jasaaw Sakkoor maam Moussa Ka di wax ni ko yónni woon Ahmadul Makki yu moo yónni Ahmadul Mbakki yu sëñ Fall ni ko da ngaa yàq woy wi ko yónni woon Ahmadul Makki yu moo dil si fii doon fi Ahmadul Mbakki yu kon kooku moom nëbbu warul mën a nekk ci wetam moo tax nu feeñal sëñ Bamba ci kaw mu jaar ci kaw tundu jeewal ànd ak maam Cheikh jëm Ndar kii ñëw dugg ci xunt mi ngir bëgg a muccal boppam ndax digg ngeen baax li ma wax waaw du caagante ne dañ cee wane ngir wàcce yonte waaye dañuy wane li nga xam ne moom la ñu yàlla may ndax bu nit man digg naa Sénégal ñu naan xaadimu rasul mooy mbindaanu yonent bi waaye war nañu rus wax loolu mbindaan sëñ Tuubaa nee na man sëñ Tuubaa nee li nit góor di takk ci tubéyam sëñ Tuubaa nee ñàkkuma ko ba di ko wuti ci kenn waaw war nañ koo déglu te it nee na raam rasulullahi min ilay kaw ni xadim wa abdoulaye kon moom jugul sàkku waaw jugul sàkku ji moom sàkku ji dem di wutali kenn mais rasulullahi moo sàkku moom mu ñëw dimbali ko ci liggéey bi mu war a liggéey kon ñun ci suñu bopp nañ xammee ni sëñ Tuubaa mënut a nekk mindaan bu koy wax mindaan da ngaa xamul li ngay wax ndax mindaan amut waaye xaadim bi nga xam ne moom la ñuy wax xaadimu rasulullahi liggéeykat yàlla moo njëkk a liggéey yàlla mooy liggéeykat bu mag bi xaadim ci yàlla la njëkke yàlla moo njëkk a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk a liggéey ndax rasulullahi defalul yàlla dara yàlla wëlbati ko def ko ni ko yaay xayrul alamin yaa gën ci mbooleem bi ndef wëlbati ko def ko ni ko yaay sama xarit yaay sama soppe yaay rasulullahi lépp lu baax lu ne mu jox ko yàlla njëkk a liggéey boobu ko defoon nag ba nit ñi mën a xam rasulullahi fokk mu ñëw àdduna jëf-jëf joo xam dina tax nit ñi xam ne kii moo waxoon démb moo ñëw tey di jëf moo tax diggante bi xunt bi ak tund jeewal ñu war a seet foofu diggante bi ñu génn xaadimu rasul ci mindaan sëñ Tuubaa rus nay nekk mindaanu kenn ku yàlla bind te ëpp na ko nit ñi ko xaadim mooy ati liggéeykat am na ñu ne xaddam yaa ngi dégg xaddam gis naa ñuy wax xaddam ñu ne xaddam mooy liggéeykat waaye xaadim gi ñuy wax xaadimu rasulillahi mooy ñi nga xam ne ñoo jugoon ñëpp amoon pas-pasu jug liggéey rasulillahi yàlla dogalul ñoom sens boobu nekk ci ñoom waaye Ahmadou Bamba moom moo ko moomal boppam te Ahmadou Bamba li tax moomal ko boppam dafa ne alhamdulilahi lazi ahmadou fii siwa ismu alhamdulilahi lazi ahmadou fi nafsi siwa ismu muhammadu nee na maa ngi sant yàlla bi ma ñëwee ci àdduna sama yaari way jur sensé wuñu sama tur ndax ñi ngi may wooyee ci kaw asamaan muhammad ñu dem ma wooyee ci suuf ahmad nun waa kër Xaadimu Rasuul Ahmadou Bamba la ñuy wax
waa kër Rasulaay Muhammadu Rasulullaay la ñuy wax kon loolu du ci jar a seet la du caagante ñu jàng xas day di coow mais dafa am yu sew yoo xam daa nekk ci diggante bi foog nga namp ko ngir nga mën koo feeñal waaw kii nga gis nag Bamba xam kuy taalibeem bu wér xam seeni ndey xam seeni baay est-ce que xam seeni kër ak nanu day ku ne mu ràññe ay mbiram Bamba ko fa santaati Xaadim rek a war ndax lu fi baax moo ko defar ca ñaari raaka yi fi Ndar li waral ñaari raaka yi moo defar yàqu yi ba mu jiito sangase booba la gam loo ñu ndaw ñe ci xalwatu bi nga xam ne moom la Cheikh Amadou Bamba duggoon xalwatu fii ci Daaru Xudus bi sëñ Bamba duggee xalwatu Daaru Xudus nee na Rasulullaay fekk si na ko foofu waaye seen diggante ñoom ñaar toll na ni diggante asamaan ak juróom-ñaari suuf yi xam nga loolu sore na waaye nee na maa ngi koy gis boo xam ne day mel ni boo laalee sa loxo rek tegu ci moom fekk bu doon dama ne weer dox na si diggante ma ne lu sori dox na si diggante foofu suñu borom kiraamaam la def li nga xam ne moom ci la tubaab di mën a sàccal li ñuy wax double vert ndax mën na laa xëccal nit ki ba mu jege la fekk nit ki lu sori la loolu lañ la bëgg a won moo tax sëñ Tuubaa bi mu toogee toogaayam bi kii mooy sëñ Bamba toogaay bi mu toogee ba nga xam ne xalootu bi suñu borom nangu na ko Mamadou Rasulullaay moo génn Mamadou Rasulullaay nag maa ngi yëgal waa Sénégal ni weesuwul Mamadou Moustapha waaw Mamadou Moustapha weesuwul Mamadou Rasulullaay mën naa koo waat mën naa ci dóor sama loxo ci kaamil te kenn mënu ko weddi Mamadou Moustapha mii war nañoo seetlu leen yàlla ba mu bëggee l'islam taxaw Mamadou Moustapha la yónni mu xotti bi ànd ak sahabam yi xeex bi taxaw kon sëñ Bamba bu taxawee war a doon na Rasulullaay jaaraat ci xeex ba mu xeexoon balaa mën a taxaw fokk yàlla yabalaat Mamadou Moustapha ngir mu taxawal yoon wi ba nu yàlla wane ginnaaw Mamadou Moustapha moo taxawal mbir yi kii mooy Mamadou Moustapha nag mooy almbakiyu moom mooy Rasulullaay sallallahu alayhi wasallam mënu koo wees ku ko yoral Rasulullaay bor soo dajeg Mamadou Moustapha mi boo ko fay yol ma xiyam doo fay Rasulullaay sallallahu alayhi wasallam man Ibrahima maa wax lii man Ibrahima Sarr waaw bu lislaam di dagg baat maa ngi ni na mën naa cee dagg sama baat ñi nga gis nii nag mooy saaba yi kii mooy Ababacar kii mooy Omar kii mooy Ousmane kii mooy Aliou ñi ci des ñooy ñi nga xamante ne ñoo toppoon ci moom boo ne ashabatu ajmahin indi nga ñëpp ma bañ a teg sëñ Tuubaa nag alxuraan lañ ko tegal keroog sëñ Tuubaa nee na man bi ma yegg ci yàlla nee na yàlla kenn ku ne boo ñëwee lu ne ngay wax waaye nee na man bi ma yegg see yàlla alxuraan la jël tegal ma ni ma lii samay waxi bopp la yow sëñ Bamba moom laa la terale jëlal nga seet loo ci bëgg nga def ko ci moo tax nu wane kaamir bi nii ni mu génne ci ginnaaw Rasulullaay ci lumière yi wàcc si kanamu sëñ Tuubaa moo tax ma tuddee tableau bi ak nuur naka la lumière leer la libération africaine moom laa tudde nii boo déggee gone yi naan gaynde Sénégal ay gaynde la dara taxul ñuy wax gaynde ga ca Ndar dong nga taxul sëñ Tuubaa nekk gaynde ndax gaynde bu la bëggee lor far jébbalu ci yow bu ñuy wooyee buuru gaynde war nañoo xam ne yow yaay buuru gaynde moo tax sénégalais yi def nañ seen sportif yëpp ñu ni ñoom ay gaynde lañ ba fu ñu dem dañuy daan moo tax ñu def ko nii mu nekk gaynde def jigéen ji nga xamante ni boo gisee gaynde gi forme la mais boo ko seetee encore c'est la femme africaine boo ko jàppee ñi ngi jàpp les femmes yi nga xamante ni ñoo nekk vers la Casamance moo tax ñu solo ko tubéy ci lingri mais boo ko xoolee de loin mi ngi jàpp gaynde goo xam ne dafa taxaw ànd ak benn gone goo xam ne victoire lay jooy dañ daan jooy te am luñ naqar gisoo bëti jigéen ñi ni jooyatul rongoñi naqar mais jooy banneex lay jooy kii c'est l'œil de la femme africaine bu njëkk naqar la jigéenu africaine amoon sëñ Bamba ñëw dagg na bu mu jaam ñi ba léegi africain bu ne libre nga li boo ko gisee mooy robuste loxo doom nit ku ñuul seen robuste ni ñu amee doole ak ni ñu amee kattan ñu jëng leen ba mënuñoo jëriñ dara Sëriñ Tuubaa ñëw jël jaasi l'islam dagg seeni bu mu jaam yi libéré Afrique libéré Sénégal yëkkati alquran lii nag boo gisee ñu def ko nii comme poids dañoo wane l'Afrique tubaab yi dañoo xam ne léegi Afrique mënatuñ koo xeex ñun nañ leen ko xeex par la tête ñu àndati Afrique ba nga xam ne day am poids boo xam ne du mën a am doole jëm kaw waaye raay bi nga xam ne ci la xéewal di jaar ngir nit ki mën a jàll bëtu doomu aadama mun cee tege ndax su ñëblaat xamal nañu lool nee na bàyyi leen di ñaan naataange di leen ñaan xéewal waaye wóor leen wóor yàlla réew mi amul dara waaye li ñuy dundal ren ba déwén te ñàkkuñu xiifuñu mooy xéewal yi nga xam ne moom la borom Tuubaa wàcc ci réew mi moo tax ma def tableau bi muy la libération africaine boo gisee canot bi nga gis tubaab bi làqatu ñu taal ko kii maa ngi wane Caaroy 44 jour bi ñuy rey sunu maam yi jour bi nga xamante ne tubaab yi dañoo trahir sunu maam yi tubaab yi mosu ñoo amal njëriñ nit ku ñuul fu nu ànd ak yow lekk la dong lañ jublu dañoo ñëw wax ba ñu jox leen ay soldats ñu ànd ak ñoom dem guerre yi
ñu fexe ba libéré leen seen France ana lu ñu fayee tegal ñu ay kono taal nu ba ñu jeex tàkk moo tax ma def tubaab bi genn wàlla loxo génne kano bi taal ko waaye sëñ Bamba moom moo dagg buumu njaam yi may ñu jàmm ba Afrique léegi taxaw di xaqataay ak ay bëñam bismillah ñu wàcc ni lii kaw asamaan la kaw asamaaw seen jaayante ju jëkk ñuy wàcc ci suuf inspiration boobu laay bëgg a wan gaañe ni sëñ Bamba ak maam Cheikh dañoo jaayante jëkk ñuy wàcc keroog ba ñu jaayante ba Iblis xam ne sëñ Tuubaa dana bég ca la tàmbalee jooy ay rangoñam yi nga xam ne mooy rangoñi deret yi naqar yi ko naqar Iblis sawar la ba sawar rek lay jooy waaye gis nga ku nii ak bëtam bi dañ ko cee feeñal rek ci misaal wane ni kii di jooy xolam seddul kii di jooy nag doonul kenn ku dul Iblis sëñ bi ay tableau nga dendal foofu de gis ngeen tableau fiche la day faq li alayhi wa salaam moom rek moo fa mas a teg tànkam waaw rokaar 16 bi ma nga nekk ca kaw diwaan sunu borom rasulaay la ko joxoon bu jëkk sëñ Bamba dafa am benn bis mu nekk ci njaareem maam Cheikh daana faral bu sëñ bi julli moom du julli day toog waaye su sëñ bi jullee ba noppi rek mu dañ garab gi ba mu dóor ci di ginnaawam daal di jërëjëf sëñ Bamba sama yaakaar am benn naar boo xam ni ñu ngi koy wax Cheikh Maani Aydara moom ci boppam xolam seddul ci nii nga xam ne ni la maam Cheikh di def ndax nee na xam na ne sëñ Tuubaa du maslaa kenn ci sharia sëñ Bamba du maslaa kenn ci jaamu yàlla te gis na ni kii moom du julli benn yoon am genn góor gu nekkoon ci ginnaawam ñu di ko wax sëñ Adama Gueye mu wokk ko ni ci digg ginnaawam ni ko gis nga néeg bële mu ne mu ne ko jëlal kurus gi ak der bi maa ko moom demal nga dugg fa nga def xalwatu nga laaj sa borom kii ngay linkar ci sa xol ba xam kan la te booba dañoo toogoon ci biir sàpp set di julli moom mu dem bay dégg xol waa ji li muy wax mu ne ko nag da ngay dem ci néeg ba nga toog fa jaamu yàlla nga toroxlu nga ñaan yàlla laaj kan mooy baabul muridiin ba yàlla dogalee naar boobu dugg fa moytu sëñ bi ba yàlla dogalee naar bi dugg ci biir néeg ba dugg fa xalwatu juróom-ñaari fan ba ko juróom-ñaareel suñu borom yëkkati ko daal di koy yóbbu ci benn pays boo xam ne ay yonent dong ñoo fay nekk waxuma la wàlliw de du fa yegg si waaye yonent rek moo fay nekk yàlla dogal naar ba bu mu ne cëpp ci biir mbooloo bi ñu ne ko yaay kan mu ne man day njëriñ laa jóge kër Cheikh Ahmadou Bamba damay seet jëmm joo xam ne dañ koy wax Cheikh Ibrahima Fall ñu ne ko ñun de kooku xamaguñ ko waaye yàlla dig nañu ni tey jii de am nañ kilifa bu bees goo xam ne moo war a remplacer Rasulaay siège bi nga gis nag Rasulaay moo fi daan toog waaye bis naka tey Rasulaay yàlla jàll na ko feneen kii war a moom siège bi tey la ñëw moo tax ñu ñëw taxaw fii pour ñu présenter ñu ko nee na bi mu toogee tuuti mu jékki-jékki gis suñu borom xar leer yi mu gis Mame Cheikh Fall di waaxu di ñëw yore gënn gi yore mbaxane mi nga xam ne moom la téye sol yëre xëddeen yore semiñ téye këll bi mu daan màjjale jël dàll yi takku ci ndig li di waaxu di ñëw Jibril Mikaël Asrafila ak Israïla kenn ku ci ne yore jënd jees ñu bind ci kaw laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullaah Fall ñu topp ko jigéenu ur ani topp ko di ko tagg Mame Cheikh di dox ba ñëw ba ci sees bi toogu ci de dafa cee teg tànkam nee na Mame Cheikh xëcc na gënd gi sex ko daal ni yàlla jant sawara laa bëgg nee na jant bi sànni ko sawara mu xëcc ba mu fees Mame Cheikh ëf nee na sawara bu muy génn saxaar si bi mu génnee ba tiim leen dafa def waamee taw boo xam ne meew la def nee na wali bu ci ne góor yàlla bu ci ne ci yonent yi nee na leer googu dal na ci sa kaw bi muy dal ci sa kaw leer lef waaye bi muy ñëw nee na dafa mel ni mu ndox waaye nee na bi mu leen dalee ñoom seen bopp yëg nañ ci seen bopp yokk seen borom goo xam ne ëppoon na yokk googu nga xamante ni ñoom fa lañ tolloon Mame Cheikh nag mu ni Mame Cheikh nag toogu fa nee na dafa teg tànkam ni damay toppi Cheikh Ahmadou Bamba sama sang ndax Sëñ Bamba fu mu nekk fa lay nekk dafa romb foofu waaye taxaw waaw dëgg lii ci biir xalwatu Daaru Xuddus la ñetti kaas yi boo gisee sëñ bi def leen ndànk ngir yàlla yéen da ngeen di yàq mais defaru leen yow mi ngi lay jël kii boo gisee ñetti kaas leer yi nga xamante ni mooy islam ihsan ak nu mu tuddati iman ñetti kaas leer yooyu Sëriñ Bamba képp moo ko mas a naan ba mu jeex tak moo tax ma bind ma wane ñetti kaas leer yi Sëñ Tuubaa naan ko ba noppi daal di bind fii ana katiba azil urufi yu jairullahi tabaraka wa taala fi dunia fi dëfi wal jël bi arba imi atin sannatin Sëñ Bamba fii mi wax ana katiba naka bind yi azil urufi yii araf ki ko bind ana katiba naka ki bind tur yi ki bind lii azil uruf yii yu jairullahi dem na dëkkaale ak yàlla bis naka tey te digg nañ ci alquran yàlla ni amul dëkkaale yàlla ni amuli dend doo lam yusuf bi ka kenn du ko bokkale ak kenn Sëñ Tuubaa taxaw ni man maa dëkkale ak yàlla foofu nit ñi war nañoo am xel kenn gisul ci alquran ñi jàng alquran ñëpp mën nañoo kenn gisul ci alquran fu yàlla ni man yàlla nun yàlla rek lay wax mel ni kuy jiital mbooloo te bëgg a feeñal boppam ci biir noonu la Sëriñ Tuubaa taxawee Sëriñ Tuubaa ci boppam bu taxee ni dëkkale na maag yàlla yu jaa'iru laahi tabaaraka wa taala dinaa dëkk ak yàlla aji màgg ji tedd ji arba ami atin sanatin fii defi wal jël bi ñeenti téeméeri at yu mat sëkk maay jañ maay ñoddi
bakkan doomu aadama du dee ci àdduna te jaaru ci sama loxo man Bamba wërsëg du jaar ci doomu aadama te jaaru ci sama loxo man Bamba kenn du dugg àjjana te jaaru ci sama loxo man Bamba kenn du dem sawara te jaaru ci sama loxo man Bamba ñu war ciy digg waxi maam Seera Fall bi nee na sëñ Bamba du yàlla ndax xam na ndeyam xam na baayam waaye neen lu mu digal yàlla mu def ko lu mu tere yàlla mu def ko kon war nañoo seet foofu wax ju ñaw la maam Cheikh dafa bañoon a sonal nit ñi waaye sëñ Bamba dañoo bëgg imaan ba nga yegg ba naan mooy yàlla kooku sa ngëma la ci yóbbu bu la ci sëñ Tuubaa def fay mu fay la ca waaye kooku yow yaa koy yoral sa bopp nga mën koo dogul sa bopp nii moom la ndax yàlla nee na boo muy jiñ yàlla na nga am preuve man la dama am preuve ci sëñ Bamba bismillah Cheikh fi karaw gi ñuulut lépp wurus la maam Cheikh Fall nee na sama bopp bi téeméeri junniy karaw ak ci benn karaw bu ne dina jàpp téeméeri junniy doomu aadama benn karaw bu ne téeméeri junniy doomu aadama ñoo ci laxal sama sikkim bi juróom-ñaar fukki junniy karaw la benn karaw bu ne dina jàpp juróom-ñaar fukki junniy doomu aadama bu mu saa yi ma jëloo bee nee ñu tabbi àjjana firdawsi parce que te yàlla du ma ne pourquoi te loolu bokkul ci loo xamante ne da koo liggéey ànd gi mu ànd ak Sëñ Tuubaa rek la ko amee seet fi nag ni Cheikh Ibrahima Fall Abou Rijalu lay mooy bàyyi mboolam góor yàlla yi wa man sakka nag képp koo xam ne sikki nga fii ci moom Cheikh Ibrahima Fall laal yadxulul jannati doo dugg àjjana mukk sëñ Bamba giñ ko billahi wal billahi mu ni billahi lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aji dund ci sax ji man sëñ Bamba waat naa ni Cheikh Ibrahima Fall képp ku ko sikki sàkk benn saa donte da ngaa nekkoon doom bu yenente sa war a ñeel na la faw Allah bokkul ak gaañi am na damaa gis ci alquran mu ne yawma la tamliku nafsi li nafsi shay'an wa lam yawma iznillah bis ba nga xamante ne benn bakkan du munal benn bakkan dara te ñëpp gis borom Tuubaa wax ni li kulli muridin bi yelo si yasadu fa innahu min al asamu baax war naa tax gars yi ak saay kon jërëjëf war naa tax gars yi war a xel ni xam ni ka waxoon bis bii moo waxaat lii te sëñ yàlla nee na bis penc kenn du wax ku dul man ba dudul ñi nga xam ne dabaate naa leen mu neex ma ñu wax ndax yonent yàlla Isa yàlla dina ko laaj ne ko Isa waaw yow yaa wax gars yi ni ko yaa wax sa mbokk yi ni leen man yàlla damaa am jabar damaa am doom Isa tiit na ñetti téeméeri at mënut a tontu yàlla ñetti téeméeri at mu tiit xamut lu muy wax xamut fu mu nekk xamul lu muy wax mu mujj gi yàlla dabaatal ko ci yërmandeem mu doog a wax ne ah yàlla day man waxuma woon ni day yaay sama baay fu ma toll Abdoulaye laa daan jooyee waxuma woon ni Mariama mii mooy sa soxna ndax yow amoo soxna amoo jabar amoo doom ñii nag dañ laa wax ni yow yaay yàlla nun day xam nga ni waxuñu la ko soo leen lakkee sañ nga ko soo leen yërëmee sañ nga ko waaye yërmande lañ yaakaar ci yow ndax di nga baax li ma wax kon bu ne yow ma laa tamliku nafsi shay'an wala yow isin laay bis boobu benn bakkan du mënal benn bakkan dara foofu bakkan mënal na dara parce que Isa wax na te bi mu doon wax da doon ñaan yàlla yërmande ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jiiñ ni moom mooy doomu yàlla sëñ ba man ak ci boppam wutewul ak yàlla ci benn saa ndax di nga baax li ma te bu nee bépp murit boo xam ne wéeru nga ci man doo daanoo njaaxaanaay te doo torop te doo dem soor ndax lam ñeen ustaati jaalibul niiraani aw jaalibul aareeni wal xusraani ma nga ca xaatimatul manajaat les dernières paroles de Cheikh Ahmad Bamba nee na lam ñeen ustaati du jëmale mukk saati ci sama cadeau bii lam ñeen ustaati jaalibul niiraan lu jëm soora aw jaalibul aareeni wala kuy perte àllaaxira àdduna ak àllaaxira sëñ Tuubaa ne ñaar ñii duñu dugg mukk doo leen ni murit mukk ñu ne mbàkke loo leen wax ñu wut leneen bis boobee nag bu ngeen gisee bis penc man leen bis penc mën naa leen koon mooy pàkk bi ñu taxaw diggante jumaa ji ak armeel yi dërëb sëñ Tuubaa bi dong la mooy bis penc taalib yëpp la ñuy taxaw sunu borom taxaw di xaadimu rasulaay di Mamadou Moustapha Cheikh Ibrahima Fall mooy sëriñu taalib yi moo tax moom rek mooy taxaw ci kanamu taalib yi ànd ak ñoom jëlee naa ci kenn ku ñuy wax sëñ Bassirou yaa ngi dégg sëñ Bassirou Sëy taalib bi sëñ Abdou Khadir la wax na ma ci làmmiñu boppam ne ma toog naa ak sëñ Abdou Khadir nuy waxtaan ba mu yàgg nee na sëñ Ibrahima waaye coow li bari na loolu waaye yoolu ma xiyaam sëñ Tuubaa wax Cheikh Ibra Fall tontu ñëpp dugg àjjana du man du keneen ñaar ñi rek la woon dañuy jaayante kenn fekkoo ko loolu tax ma taxal bis penc boo dégg ñaa alxuraan nee na bis penc ci kaamir yi dañuy wàcc ñun murit day suñuy kaamir duñu ko sànni ci ndeyjoor ak càmmoñ kaamir yi dañuy jëm tajaloo kenn ku ne ñu bind sa tur nga waaxu ndànk jël sa kaamir daal dugg àjjana moo nekk nii waaw tax sabu bi taxaw waaye boo gisee di tudd yàlla tere na ma jël ruu bindeef yëpp ni ma xaadim tàllal sa loxo ma tàllal mu ni teg sama bakkanu doomu aadama ni ma jëlal bakkan bi jëlal bakkani doomu aadama nga téye yaa ko moom su la neexee ñëpp damaa jënd su la neexee ñëpp lakk te kenn ku ne dégg nga ni ñun ne Sëñ Tuubaa nee na am na maa xam nga toll ci yàlla ko bu ñu demee yol ma xiyam bu ñëpp jaamoo yàlla ba yegg su ko neexee ni yàlla yóbbu ñëpp sawara ñëpp dem sawara te yàlla du ko ne pourquoi su ko neexee yóbbu ñëpp àjjana te yàlla du ko wax ni li tax nga yóbbu ñëpp àjjana kon war ngeen a xam ni yëf yi am na borom waaw li ci des nag seen xelal li koy ga waaye ci man Sëñ Bamba day man Ibrahima
sëñ Bamba Xaadimu Rasuul mooy allahu rabbi samawati wal ard gisuma fi keneen. والرزايا وعمل الإرسال تاتي وكفنا الكسل بالأوقات يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمر ولا يا زافي يا بر يا لطيف يا أنت التفاع كما كان الداعي ولا تؤمنا بالابتلاء واعطي النفع مكان الضر واعطي الخير مكان السر واعطي العلم مكان الجهل واعطي الجود مكان البخل واعطي الغنى مكان الفقر واعطي الشكر مكان الكفر وصل جميع المسلمين آجلا ثم قهم خوفا وأذنا عاجلا ci au nom de El Hadj Mamadou Bamba suñu président national pour xamal ñu ñëpp nañu woo ci qualité de réservation ba nga nekk na nga woo transporteur yi waxtaan ak ñoom woo chauffeur yi sensibiliser leen bi de préparation bu baax a baax pour mën a indi nañ ci jàmm daloo leen ci jàmm lu daal moo li nga xam ne mooy wet ñu ci féete ci googu wet te Sëñ Tuubaa day nekk koo xam jëmm joo xam ne ji nag màggal ren gi moo nekk ñaari téeméeri màggal ak ñett bon astafurlah téeméeri màggal ak ñett la ci màggal ren gi am na ñu ne téeméer la waaye nangoo naa ci turu suñu Moustapha Saliou mu ne ren mooy téeméeri màggal ak yetti màggal li muy def moom dong ko xam te du ku ñuy digal wala ku ñuy wax fii ngay jaar foofu laa ci mën a yem mais ñun en tant que jeune citoyen ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi am fi ay parents yoo xamante ne fii la ñu juddoo ci dëkk bi màgg fi nekk fi dara te dañuy umpale nag am na fi ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi fi umpale nañ ñëw ñun suñu ay waajur ay kilifa lañ ci réew mi waaw lu ñu dem nag am jaar démb suñu waajur yi gisee ne ne nii ñun ñu gisee nii parce que lu ñuy wax conflit de génération loolu day am waaw jaar-jaari démb yi nag ñun dem nañ bitim réew nekkoon nañ fa dem immigré comme jeune parce que fii la ñu jàng ba pare dem pour wuti dara dugg nañ fi sport nañ fi def nañ fi lu nekk ci ay club yu mag waaw dem immigré ji pour wuti dara mais ba ñu demee ci biir immigration la ñuy yëg la ñu Sëriñ Tuubaa xamal boppam yëgal ñu def maanaam ñu koy dund waaw bañ demee bitim réew ci dëkku nasaraan soosu nga xamante ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi sëñ bi foofu daf ñu fa yëg suñu biir xol kaneen ñu ngi koy dund ñu ngi koy yëg ñu ngi yëg leneen lu bees lu bokkul la lañ daan def avant ñuy koy yëg moom maanaam bismillahi rahmaani rahim barke Xaadimu Rasuul yéen mbokki taalibe yi ñu nga waxtaane yéen fii ci Touba waxtaane koy def mooy Serigne Bassirou Mbackeem Serigne Bara mu Serigne Touba li waral nag bis bi mooy liggéey bi sëriñ bi liggéeyaloon boroomam ci géej gi mu def ci lu mu defarul kenn mu am ci lu kenn amul te at mu ne ñu defaat ko ñaari yoon bu dee benn ren bu dee ne ñaar lay doon liggéey boobu nga xam ne ni gannaaw doganteeg moom teraanga ji nu am duñu ko am teraanga sëñ Tuubaa ji nga xam ne dafa liggéeyal boroomam ba yàlla faye ko jaam ñëpp ba tax bu dikki du nu am sago bu njàppante na koy bàyyi loolu lañ bëgg waxtaane mooy sëriñ bi dafa ne fii ci Touba
di jaamu yàlla ba bis mu dugg xalwa ci jàkkam ci Daaru Xudoos yonent bi feeñu ko jaaxaran ñëw ak anu Badar di mbooloo mu bari fekk ko fa fajar mooy leen mu ne yonent bi ne ko mu ne yonent bi mbooloo mi di ci laa bëgg a bokk mu ne ko mi mbooloo muy sutu cee bokk ndax la ciy boole faat na mu ne ko man de dama ciy boole rek lu ma doon bokk cee mu gënal mu ne ko waaw yow de da ngay sa xarit boo xam ne nii bëgguma ku ma jàmm te it bëgguma nga def li nga am yàqu mu ne ko daal xawma daal lu ma mën a am ak lu ma mën a ñàkk waaye mbooloo ci laa bëgg a bokk mu ne ko mbooloo mi li la ci boole mooy tur deret weesu na amatut léegi nag jaar bi naf si moo am bakkan te la ci boole ndax yow fii juróomi weer rek nga ne xut bu samaan léegi nag dafa ne da ngay xut bu samaan mu ne ko ak loo ma doon rek bokk ci mbooloo mu gënal mu ne ko nag léegi dangay def jaar joo xam ne nii jaar naf see doon lépp luñ la ci war a teg danaa ko xam waaye du ma am sañ-sañ ñu wax la ko ndax bu ma la ko waxee ñu jàmm ma dana metti nag sëñ bi ne ko bakkan bi laa xamul ndax bindu ma ko mën na ko déet waaye jom ji moom attan na ko waaye nag róog yi moom bindu ma ko waaye jom ji moom attan na ko mu ne ko daal bisimilaay da nga toxoo fii dem sa biiri noonu juróomi tar yi maa ngi tuuti du la sant loo def du la tere loo bàyyi doo moom sa bopp itam mu ne ko mën naa ko bi yonent bi demee ba ma weer ak fukki fan sama borom xamal na ko nag léegi da ngay toxu dëkk bi ndax dëkk bi aar nañ ko ba dara mënu ci dugg ci lu lay gaañ lu fi yàq mu toxoo fi dem Mbàkke Jolof gii ci gannaaw dëkk bi xaw na fee sori si lëf ne fa fekk na booba nag yaayam ñuy wax sëñ Gusoo bi ñëw fii nuyu si ko ba muy dellu Daaru Salaam mu ba fii jumaa yi nekk tey mu ne ko yow day Mbàkke kër gi day yàlla ràpp ak jàmm mu ne kër gi du ràpp de ndax day tas mu ne kër gii nga defar muy kër gu yees peq day tas mu ne ko waaw day tas dana am juróom-ñaari at yu tegal du ma am soxna du ma am doom du ma am kër sama kër nga ca kanam bu ñu alxuraan fi wéttali mooy këram gi mu tëdd jumaa ji alxuraan rek ko wéttali xasaay ba mu fi jógee ba nga xamee ni tugg nga nag bañu ko ba dugg ci kër gi rek sama borom mu ne ko ba jibri ne ko sama borom nee na kat sa baay boobu sa najaajo ji bu ñaanee doo dem ndax sama borom may na ko kattan goo xam ne nii lu mu ñaan defal ko mu ne ko kon lu ciy xalaat moo sama borom nee na bu fi jógewut doo dem mu ne kon na fi jógee ba sëñ bi daal demee ci kër gi ba am fukki fan ak juróom-ñett najaa ji faatu mbir mi daal taxaw na lettre yi commencé dama ko dikk sëñ bi daal fi jógee dem Mbakke Jolof foofee lañ ko fi jëlee yóbbu ko Ndar yóbbu ko Ndakaaru mu jàll dem ci géej gi ba am ci juróomi at yi maa ngi tuuti mu dellusi ba mu dellusi yóbbu ko Gànnaar mu dem 1902 la ñëw yóbbu ko Gànnaar 3 mu ne 3 ba 7 njëre ko fa yóbbu ko Ceyeen 7 ba 12 njëre ko fa indi ko Njaaréem mu nekk résidence surveillée ba ni mu fi jógee ñu ni ko def ko ci jumaa ji bu sufee moom boppam mu ñu ko sant lu mu def mu ñu ko tere lu mu bàyyi bis boobee nag sa borom fayee ko ci loo xam ne nii mosu ko fay benn nit du werante du kenn ku ma sam mooy bis bii tey nga xam ne wax na ne at mu jot dañu koy doubler pay gi jar na fu waay ne loo jàppan nga bako te ñëw ci bis bi ndax bis bi rekk la nu am te muy bis boo xam ne ni kenn amu ko muy màggal gii loolu moo waral bis bi sëriñ bi nag mbiram des ko mun tax ba mu jeex ndax moom dafa wax ne xayaati min xayaati laaya kii man yàlla rek mu sàkk kenn xamut nu ma toll kenn xamut fu ma yem kenn xamut fu ma tàmbalee yàllaa ma sàkk rek may kii maanaam kooku nag bu ko waxee
te du neex a xam kenn xamu ko waaye nu barkeeloo ci lii rek yéen gone yi ne foofu it ne ngi di nuyu leen sant leen gërëm te di leen sant bu baax ci liggéey bi ngeen jàpp seenu njàmbur liggéey te indi seenu réew ndax nit fu mu ne day xam lu ko fa baax xam fu mu jóge la fa bàyyi woon xam lu muy wuti jërë ngeen jëf. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فيا أيها الناس استعدوا وما مثل العمل الصالح من استعداد وكفنا الآفات والرزايا وعنا الإرسال تاتي وكفنا الكسر بالأوقات يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمر ويا زافي siyaare si. naka màggal gi ren naka ngeen ko. ah ñu ko gisee de moom wax dëgg yàlla ñu ngi am yaakaar bu baax a baax. nee nañu téeméeri at bu ko def. waaw
doo ñu wax tuuti ci sëñ Touba. ah doo ñu wax tuuti ci sëñ Touba. ah affaire sëñ Touba de moom ah affaire sëñ Touba. yaa ko rosi ci loolu. maanaam liggéeyam ak li mu def ci nit ñi. ah loolu moom wax ka saa moom bis bu wane na ko daal waaw waaw wane na ko daal waaw. maa la mën a kéemaane moo tax bis bi wane na ko te tamit nañ leen fonk sëñ Touba te gëm ko bu baax waaw sëñ Touba daal ko jàpp nga si lu baax ko bàyyi nag ah kooku xam ma si moom dara. ak jamono ji ñu toll naka nga gisee yoonu murid ci kanam ñett yooyu soo ñu ko tënkalee rek. sëñ Touba day fi mu ne la borom jëli yi doon wax naan sëñ Touba yàlla la ci foofu lañ toll ndax sëñ Touba mii nga xam ne moom la yaakaar tey ak ëllëg léppam sotti Cheikh Ibrahima mi nga xam ne nag mooy aboori Diallo laay lam yësal waa ji ñu naan Ablaye Yaxin sëñ Ablaye Yaxin Diop moom lañ denc foofu Thiès ci diggante ñaari tëli yi moom ne woon na sëñ bu mag bi xam naa ni baax nga trop waaye balaa gonoon nga fi gën a baax yow sëñ Touba nga laxasu ànd ak Cheikh Ibrahima Fall kon fi mu nekk centenaire sëñ Touba bi ku ne war naa xam ne du amatul werante ñëpp xam na ni borom Touba amul morom te mooy tax a gudd fan mooy tax a féex ku féex ku ne ànd nga ak sëñ Touba amul morom borom Touba amul morom man de moom mooy sama yaakaaru lépp te jaaxleetuma ci dara sama lépp féex na gis borom Touba amul morom foofu laa jàpp moom laay dénk mboolem kuy taalibe nga koy wax te xam ko te fonk xasaay di te fonk Touba gi tey siyaare foo toll jaa ngeen jëf. Touba bu baax mi nga xam ni moom rek li tax mbooloo mi àdduna yëpp dagg ñëw wuy si ko moom rek ma sa demandé intervention ci ñuy jàng ñëpp ak ñiy ñaan ñëpp yow yàlla te ngaa yërëm ndaw ñi te nga bàlleen xam nañu gëm nañu rasulilah gëm nañ la te nga leen jéggal rek ngir jëmi nabil Mustafa moom rek moo koo xam ni mas naa demandel jeunesse àdduna intervention pour yàlla jéggaleen moo tax mu ànd ak njégalu yàlla moo tax ñëpp di wax yi ñëw ngeen baal ma jërëjëf am ngeen joole jaajëf li tax gars yi di woote ci Istanbul def Touba 20e ville xamaguñu mooy première ville nii dëkk fii mooy dëkk gu dul soppeeku abadan ni ñu ko sosee nii lañ day dekkee nii lañuy dekkee Touba bu ëllëgee kër yi nii lay demee waat nii la ñuy nekkeeti. yaakaar nga ni Touba mën na nekk exemple de ville développée. ma ni passé na foofu ndax moom moo gis nga Istanbul li tubaab yi bind ci seen affaire ba woote ci Serigne Touba boole ci Touba moo lay wane Touba mooy première te booba gars yi xamuñu woon Touba kon centenaire ba ñu doon yóbbu sëriñ bi fi mu nekk sunu xol war naa seddu guy. naka nga gisee liggéeyu sëñ Touba ak liggéeyu tubaab yi maanaam administration bi nekk Dakar terminé ak dévaluation ak ni Touba di évoluer ak phénomène muur yi. looloo leen yéem moo yéem sax tubaab bi déggoo léegi ci wax bi nee naa la Istanbul ak coow la ñuy wax ak loolu yëpp kéemtaan gu day nii ñu gis ci Touba moo tax ñoom ñëpp ñu fëx ut si Touba boole ko ci seen lépp gis nga fii dañ fi toog rafetlu seen i gaare fi hélicoptère yi ñu wàcc seet si sëñ Touba waaye dafa ne moom ci ñun la bokk ci waa kër sëñ Touba yi la bokk kon xam nga ni ki amul morom jaajëfate. وميمانا وتجاوز عنا واعتل يا ربنا خير عما كان ما نقام من سنين خم وعملنا العذاب والمسايا وكفنا الآفات والرزايا وعملنا الإرسال تاتي وكفنا الكثر بالأوقات يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمر ولا يا زافي
maanaam daara ji ci ma ci jot a xam daal bëriwul daal mouvement des étudiants la njëkkoon tëdd la njëkkoon tudd daal maanaam waaye bi sëñ Saliou toogee nag la leen jox turu Hizbut Tarqiyyah waaw sëñ bi daal moo xam daal li mu ci jubloo daal jox leen turu Hizbut Tarqiyyah léegi daal moo tudd daara Hizbut Tarqiyyah nga xam ne corps de métier yëpp a ngi ci façon nit ñëpp a ngi ci docteur mécanicien ingénieur ñëpp daal ñoo ngi ci waaw ñëpp ñoo maanaam dafa jaxasoo daal mun naam ci tubaab li ñuy wax mosaïque daal moo ci ne daal daal loo fi soxla mi ngi fi waaw. mën nañu wax ne bi fi sëñ Fallou bi fi sëñ Saliou toogee daal ci la ñu. soxna yi. soxna indi la. ah Aliou sëñ bi yow gàtt na. lu def luñ ko kii rek mu nangu ko del xaw na kii. jàppal yàlla di gàtt. ba wax ci sëñ Saliou nangoo ci maam Cheikh Ibra dafa ne sëñ Saliou wax na ko ne ko bu ma maam Cheikh Ibra Fall xameet ma Cheikh Ibra xameet man xaw ma ko na jiit noo ngi ñetti junneet sëñ Touba mu fekk ma fan dool foog ko toog ñetti junneet muy juróom benn junneet ñu dool ten sunu maam Adama nii ci sëñ Saliou ak Baye Sëñ Taïb lii yàgg na mais du tey kii yàgg na la ca biir nag di su ko wax di su ko ŋa yàlla itam de woon na ay day yéwén lépp loo xam ne ko mës a not ñii la ko daa def ñii ñu naan sax di seex ñoom ñi sax day daal di wax ak yow suk dina ak ñu ñooñu ngay dem moo am ci Sénégal yi tey démb ak bërki démb ak bërkaati démb ña sa àndoon di fekkee teg bët لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك للضعف يشروا قلوبهم ليست تميل أبدا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى قدا لكنما ترسس الجوارح أبدأهم لأقبأ القبائح فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولو مؤب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الهيوب
ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا أكلا فنفع ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات جمعا في مقدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بزياد تقى asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ci ndigalal sang bu tedd bi mu ngi leen di ñaan ngeen déglu chef délégation gouvernementale wax ma président Abdou fi yebal fii. Abdoulaye Bathily, ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Ousmane Ngom, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Serigne Diop, Papa Ndiamé Sène, représentant l'Assemblée nationale ak gouverneur région de bi yëpp ñu ngi leen di ndokkale ci bis bu mag bi gannaaw bi ñu ndokkalee Serigne Touba Serigne Salihu Mbacké ñu xalaat ne war nañu ñëw fii yow mi topp ci moom di rakam di ko jàppale ci liggéey bi ñu nuyu la jotal la nuyoo président ndokkale la sàkku la ñaan bi ñu sàkku ñaan ci jullit yi sàkku ñaan ci Serigne Salihu Mbacké yàlla defal ñu jàmm defal ko président defal ko réew mi et yàlla may ñu fekkee màggal yi nga xam ne ñooy ñëw ci kanam et defal suñu réew jàmm defal ñu nawetu jàmm kooku mooy ci gàttal li nga xam ne woon nañu dinañ fi jaar nuyu la ziyaare la ndokkale la wasalaam. maanaam ni ñu def rafet na ndax gannaaw yàlla ak sëñ bi rek moo tax ñu def rafet ak islam ñu def lu rafet na daal ñu ngi leen ci gërëm ndax yëg ñu am ci islam ak ci yoon bi rek waaw baax na. kon monsieur le ministre yaag sa délégation bi ngeen àndal sëriñ bi mi ngi leen di nuyu di leen jottali itam ak cantam ci yittewoo gi ngeen yittewoo bis bi nga xam ne mooy bisu xaadimu rasul yittewoo gi ngeen ko yittewoo ba tax ngeen bàyyi li nga xam ne moom ngeen jàppoon lépp ñëw teewe si bis bi di ko dokkeel di ndokkeel képp koo xam ne kii yaa ngi yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba teew gi ngeen fi teew ngir jëmmi lislaam ak jëmmi Serigne Touba ngir jëmmi lislaam ak ngir jëmmi Serigne Touba nee na xolam sedd na ci lool bëgg na ci lool itam mi ngi leen di ñaanal itam yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci jullit yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir réew waaw ndax l'islam moom rek moo doon liggéey bi nga xam ne bi moom la Serigne Touba nekkoon li mu daj lépp jéem a taxawal l'islam ak aar sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak alquranul karim loolu rek moom la nekkoon di ci nekk ba tax na képp koo xam ne kii bisub Serigne Touba am na nga ñëw ca loola bisub l'islam rek la asalaamaaleykum wa rahmatullah